asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu képp koo xam doomu sénégalais nga doomu Afrique di nuyu képp koo xam yaa ngi nekk daa ngi dëkk ci région du Bawal di ñëw nag tey di def suñu benn live en direct sur Facebook di wax ci la gestion nébuleuse et cabésique de l'hôpital de Ndamatou et l'hôpital Djémou et centre de santé Khelcom loolu na xam naa su ma ko waxee dana jaaxal ñu bëri di remercier waa mouvement ànd soppi ndoxu Mbacké ci conférence de presse bi nga xam ne ñu ngi ko doon def démb ci kër Laye Dieng Kambel ancien maire de Mbacké vraiment am na réussite totale di siyaare doomu naan Cheikh Bakka Dieng ñoo ngi koy sant bu baax a baax di nuyu le président El Hadj Mabé Ndiaye di président association ànd soppi ndoxu Mbacké di nuyu le vice président Serigne May Seck di nuyu Madiaw grand trésorier di nuyu Naar Gueye suñu Xaadim Thian ak waa bureau bi yëpp ak képp koo xam ne ànd soppi ndoxu Mbacké ñoo ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne bëgg nañ lool te xamal ne diggante Touba ak Mbacké ndox mi baaxul c'est du poison parce que ndox mi kenn traité wu kon bëri na feebar yi fi am yoo xam ne nii Touba sax moo tax ndax duñ fay ndox kon seen ndox sax bu leen neexee ñu raxas si wala ñu def ci lenn mais ñun Mbacké dañuy fay ndox kon nag daf si am loo xam ne nii mi ngi ñu bëgg a rey muy ndox mi kon ñoo ngi woo président de la république suñ ndox mi diggante Touba Mbacké mu lijjantil ñu ko parce que ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk ñoo ngi def appel ci lii di sant nag waa Mbacké yëpp di leen xamal ne suñu dëkk bii di Mbacké Bawol dëkk la boo xam ne nii dëkk bu am taarix la ci cosaan ak ci lislaam fa la Cheikhul Khadim gane àddina ci saay fa la jógee ci jàmm ak salaam nag sanc dëkk bii di Daaru Salaam kon sëriñ bu soob bi tëdd fa ndax kat yàgg naa koo leeral nee na leen sëriñ Omar Fouti Tall bu ngeen sallallahu alayhi wa sallam feeñoo Màkkal Mukarram na ko am na ko yu feeñoo ci penk ba koo xam ne nii dëkk bu ñu naan Makka Mbacké kooku bu dikkee mooy xettali jàll sëriñ Omar Fouti Tall bi mu jógee Makka ci la jógee Fuuta di topp leer gi ba ñëw fii ci wetu stade fu mu nekk fuñ naan Kuude day am kilifa gu mu fa dajeel mooy maam ñu sant Mbow mu ne ko kilifa dëkk bi laay laaj mu jox ko Maam Mor Anta Sali ak Serigne Bousso bi Serigne Omar Fouti Tall ñëw saafonteeg ñoom ci la Serigne Bousso bi na ko yow de ki ngay taaw lool wàlliwu lay doon nag ma ko tuddee kooku mooy Serigne Cheikh Bousso mooy taawu Serigne Bousso bi ci la ko soxna jaar ñëw may ndox mu ne ko ki may wër de ci diggante Mbacké ak Bousso ko lay sosoo te si jàpp naa ne mën na jóge ci soxna si kon Mbacké dëkku taarix la ci lislaam kon bi loolu amee Maam Mor Anta Sali ki ko daan jàngal muy Cheikh Bamba Sall newoon na ko bi mu jàngee ba bind mu ànd ak moom ba ci àll ba mu ne ko diir bi nga fi nekk am na leer bi génn ci yow boo xam ne ni kooku bu dikkee mooy xettali jàmm yi ki ngay taawloo kilifa lay doon yónni sallallahu alayhi wasallam nga tuddee ki ci tegu nag ma ko tuddee kooku Cheikh Bamba Sall moom lañu tuddee Cheikh Amadou Bamba waaye Serigne Touba daata borom saam am na borom saam am na mag waaye kooku di nga ko limaale ndax ba mu gënee àdduna rek Cheikh Mbacké Anta la tudd ndax bi mu gënee Anta rek àdduna rek dafa daal di làqu ndax daf ne ñaari leer mënuñoo bokk ndoo jamono kooku ak maam Cheikh Anta ñoo bokk ndey ak baay kon loolu nekk ci histoire Mbacké fa la Serigne Touba jógee sanc Daaru Salaam en 1886 jógee Daaru Salaam sanc Touba en 1888 loolu di histoire bu gudd boo xam ne xajul sa live
ne maam Cheikh Ibrahima Fall Mbàkke la dëkk Baabul Muridina kooku ma ci wax histoire bu yaatu ndax maam Cheikh Ibra Serigne Touba daf cee wax sëñ Mouhamadou Lamine Gueye lu yéeme daf ne ko Mouhamadou Lamine bis dana ñëw sama bis bii sama liggéey bi képp koo xam ne da nga ko yàq dinaa ñëw nee na bis dana ñëw dana làqu dana toog ci barab sama liggéey bi képp koo xam ne nii dañ cee def lu ci bokkul danaa wàccaat ba ci suuf génne loxo ci ndab li weer ko ba àddina sépp teg seen bët nee na képp koo xam ne sama liggéey bii lañ ca war a def yaa ngi koy def dinaa léegati ndama la ba àddina sépp teg seen bët kon loolu waaye Sëriñ Tuubaa daf ne si Mouhamadou Lamine Gueye na ko bu boobaa da ngeen am ne Cheikh Fall di tibbee ci man di def ci man kooku mooy maam Cheikh Ibrahima Fall waa kër sëñ May Amar waa kër sëñ Balla Dior sëñ Modou Moustapha leen fi indi waa kër sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëñ Modou Lo Dagana sëñ Modou Moustapha moo leen fi indi waa kër Birane Gueye sëñ Modou Maam Moustapha moo leen fi indi bi mu defar jumaa ji waa kër Birane Gueye mu féetale leen bépp taalib fa jóor am problème këyit administration ñu lijjanti ko waa kër sëñ Balla Diop mooy waa kër sëñ May Amar képp koo xam ne ñëw nga ci dëkk bi wàcc si raay bi boo ñëwee ñoo lay dalal boo tawetee ñoo lay faj loolu moo tax ba sëñ May Amar xam ne jamono ku feebar Mbàkke moo lay faj waa kër sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ku fanaan kër sëñ Balla Dior bu fajaree moom moo la jël indi la Touba si sëñ Modou Moustapha waa kër sëñ Naar Diop sëñ Naar Diop mooy ñeent fukkeelu nit bu jébbalu sëñ Touba Seydina Omar mooy ñeent fukkeelu nit bu ñëw si yonent sallallahu alayhi wa sallam kon waa Njaayeen ay taalibee borom saam lañ waa kër sëñ Moustapha Ndiaate waa si Ibrahima Awa Ñang lañ bokk moom lañ Mbàkke fanweeri at ak ñett kon loolu bu ñu ko doon lim di fi jógee kon Mbàkke dëkk bu riche la lu tax ñu naan Mbàkke dimb ay dimba fa nekkoon moo tax ñu naan dimb lu tax ñu naan Mbàkke xewar ay xewar a fa nekkoon loolu mooy histoire bu Mbàkke di histoire bu rafet kenn mënu koo tilimal kon ñun Mbàkke mooy sunu dëkk fa la ñu Sëñ Tuubaa féetlee Mbàkke lañ gën a bëgg ci dëkk yi kon Mbàkke googu nag lay ñaan président de la République mu defar ñu sunu ndox mi def suñu infrastructure jumaa ñu yeggale ko Mbàkke mel ne Paname loolu lañ bëgg kon bu jógee foofu ñu dugg ci la gestion nébuleuse et gabésique kon damay ñëw ci point bu njëkk bi ñëw ci hôpital Ndamatou niveau 1 la newoon mais maa ngi leen di jox information ne hôpital Ndamatou maintenant niveau 2 la nekk non seulement dama lay jox information mais dama lay jox firnde Saliou Ndaw muy SSI bi joxe na information réunion ICP yi ñu doon def jéemul mais dañ koy jéem a nëbb ndax dañ naan teb bu ñu ko génnee ñu naan non mën njaay kat moom nangam lu waxam jee tax na non ñun suñu wax ji Sëñ Touba lañ siy seet suñu wax ji dañ koy def ngir dimbal suñu population bi diggante Touba ak Mbacké suñu wax ji bëgguñu nit di ñëw di arnaquer suñu population moo tax il faut que ñuy wax looloo waral suñu wax ji wutuñu si àdduna wutuñu si daraja wutuñu si leneen wutuñu ku ñuy jox dara la ma waxoon sama commencement de ku ñu si jéem a wax dara wuñ jéem a ger wala dara sax ñuy weer la si pénc bi kon Sëñ Touba moo tax ñu def dañ xam ni mission boo xam Sëñ Touba moo ñu ko sant kon loolu la hôpital Ndamatou maintenant niveau 2 la nekk niveau 2 gi nag waroon na ko nekk en 2018 parce que hôpital Ndamatou 2018 la commencé 1 milliard 21 millions te niveau 1 boo ko nekkee boo duggee 1 milliard rek dañ lay dugal niveau 2 mais comme ragal nañ ku leen càmbar ndax si jubali gu ñu nekk moo tax nanguñu hôpital bi nekk niveau 2 c'est ça la vérité loolu mooy dëgg kon hôpital Ndamatou ngeen jàpp ne léegi niveau 2 la yokku na su yokkee nag dana baax ci personnel ba fay liggéeyee dana baax ci population ba bay fayee ko dana baax ci
ci Touba te ndamu sëñ Touba la loolu la gars yi woon bloqué 2018 la ko war a yokk mais docteur Soran ak ñi mu àndal ñoo ko bloqué woon loolu mooy dëgg. deuxième point mooy affecté nañ fa DRH directeur des ressources humaines boo xam ne état du Sénégal moo ko fa affecté bu njëkk ñoom ñoo tappale woon seen i directeur des ressources humaines mais maintenant état du Sénégal moo fa affecté directeur des ressources humaines kon ñëw na ba jël ba de prise de service xam naa dina ñëw commencé liggéey bi te it état du Sénégal yabal na fa inspecteur d'état ñoo xam ñëw pour càmbar hôpital bi ñëw pour càmbar liggéey bi ñuy liggéey ñoom loolu ñëw na ma ñëw ba ci guichet ba ñëw sa ACP ba fu war a dem yépp ñëw na fa loolu nag personnel bi ñoom duñ ko yëg mais ñun comme dañoo am ay jinne si biir suñu jinne yëgal nañu ko. 4e point bi mooy docteur Soran médecin chef de Khelcom directeur de l'hôpital Ndamaat loolu lu garaaw a ngi noonu man lii bi ma ko yëgee sax ma tiit lii mooy exploité Sëñ Tuubaa lii mooy exploité Serigne Saliou Mbacké te lii Serigne Cheikh Saliou Mbacké war na koo yëg nan ngay nekkee médecin chef Khelcom amul sax internet amul dara amul di garab lépp loo xam état da ko dugal ba Khelcom nga toog si nga signé ko daal di koy lekk. dégg naa réunion infirmier yële weesu infirmier ba fa nekk docteur Dieng mi nga xam ne ni mooy médecin chef bi dégg naa koo xas ba muy jooy si réunion nag lu tax séjour say document nangam te xamul na docteur Dieng ak Soran ay complice lañ ñooy def seen i complot di lekk xaalis Khelcom bi kii di lekk xaalis jéemul ba kii di lekk xaalis hôpital Ndamaat encore kon ñoo ngi def Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi koy sant nag le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi koy sant parce que li mu def Touba benn ministre de la santé mosu ko fay def jamonoy Abdou Diouf fekk nañ jamonoy Abdoulaye Wade fekk nañu fi jamonoy Macky Sall fekk nañ du faruma ak Macky Sall mais Abdoulaye Diouf Fall li mu si def benn kenn mosu ko faa def Abdoulaye Diouf Sarr li mu def si santé Touba benn ministre de la santé mosu ko fay def loolu man Mamadou Ndiaye maa ko wax et puis témoin laa ci kon ñii lu lépp loo xam ne ministre mi ngi koy def ñu ngi koy xajamal kon ministre de la santé Abdoulaye Diouf ñu ngi lay interpeller nga affecté Moustapha Soran affecté Mamadou Dieng te loolu benn sëriñ waru cee dugg sëriñ si cee maan war a maan ndax sëriñ kat intérêt population bi la war a xool ak intérêt talibé yi loolu mooy dëgg kon loolu ñoo ngi koy interpeller Abdoulaye Diouf Sarr Ndamaat amutoon oxygène concentrateur d'oxygène mais Abdoulaye Diouf Sarr moo fi ne concentrateur d'oxygène indi fay ambulance indi fay leneen ak leneen mais ministre boobu dañ koy sant mais nag son directeur des ressources humaines moom complice docteur Soran Souka Ndella Diouf directeur des ressources humaines du ministère de la santé Souka Ndella Diouf complice docteur Soran lépp lu docteur Soran bëgg moo koy defal ab pion la biir ministère ak ñeneen ak ñeneen parce que daf leen fay seen xaalis bu dul jeex kon loolu il faut ñu dénoncer ko kon Khelcom na ngeen jàpp ne Serigne Cheikh Saliou képp ku taalibe Serigne Saliou Mbacké mu ngi koy yëgal Serigne Cheikh Saliou nga xam ne Soran mooy médecin chef ba mooy lekk xaalis ba mooy lekk meuble yi fa dugg lépp moo koy lekk kon loolu dañ ko war a lijjanti loolu mooy dëgg di sant nag le directeur de l'hôpital Fawzeyni Makhtar Lo danañ ko sant bu wér man xam naa ko depuis 1995 xam naa ko bu baax ba nit ñi di jël weekend di baali di dem ay Dakar di baali moom bu daan jël weekend danaan ñëw fii daara Hizbut-Tarqiyyah sama kanam daan faj ndongoy Serigne Saliou bi dafa def samedi dimanche su ngoon mu ñib mbokk ñu naan docteur Ahmadou Guèye Diouf mu di saadeex lañ docteur Makhtar Lo mi Baye Fall la taalib sëñ Modou Aminta Fall Baye Fall la waaye ni muy liggéey ci hôpital Fawzeyni man maa fa dugal samay jinne gars yi laajte ko intégré mais ñépp a kontaan personnel bi kontaan nañ ne ni directeur mel ni musu ko am personnel bee ko wax de man waxuma ko sama yoon newul ci leneen nee nañ urgence boobu diggee chambre urgence yëpp dañ ko climatiser hôpital bépp daf koo kar di motiver personnel bi nag ñëpp 80 000 francs CFA ci loo xam ne ni Ndamaat sage-femme yi jël ay 50 000 francs lañ leen di fay seen personnel amuñu motivation parce que dafa ñëw ñoom dañ koy lekk kon Makhtar Lo ñu ngi koy sant bu baax a baax xam naa ko bu baax nag damay naa def laay ba pare dinaa ko woo dinaa ko féliciter te dinaa ko conseiller parce que Sëñ Tuubaa lii la soxla taalibe Sëñ Tuubaa la Baay Faal nga da nga koy wane mais mel ne Moustapha Soran di lekk xaalis yi hôpital yi loolu
loolu dafa ëpp sa personnel bépp ñëpp la ku wax ak ku waxul fi mu doon waroon dàq ñëpp ngay dàq parce que ñëpp ay wax personnel bépp ay wax ñëpp la jëpp loolu mën Ndiaye maa la ko wax sonal nga leen torop parce que Matar Lo li muy def bay fay personnel di leen motiver ay 80 000 waxuma salaire bi motivation rek laa wax man nga ko parce que xaalis césarien di lay jógee di la état di fay ak 16 000 ñoom lekkuñu ko di nga ko joxal seen personnel mais yow da nga koo jël lekk ko ak sa direction kon loolu ce qui est trop c'est trop di sant Matar Lo ñu ànd ñëpp surtout le docteur Ousmane Gueye